seen émission li riir ci dëkk bi dina dalal samedi gi Imam Mactar Ndiaye jàkkaarloog Ndeye Comba Moreau ñu waxtaanee lii di tabaski ak it lii di Hajj 2017 ak it yeneeni ponk actualité samedi bi la bu 10h jotee jàpp 11h ci 97.5 rajo du Bonheur. Wala asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau comme at mu jot rek niñ koy daal di doxalee bu tabaski bi jubsee daañu waxtaanee lépp lu soxal li nga xamante ni moom mooy mbirum tabaski lan moo waral ñuy màggal événement gu ni mel ci religion musulmane ak tamit ci bésum tabaski lan lañu war a def Hajj lan moo tax jullit yi di faral di dem foofule ca Makkatal Mukarram ngir amal ay leeral ci mbir moomule moo waral tey ji ñu dalal ki lee di Imam Mactar Ndiaye nekk foofule ca Liberté 6 moom la ñu dalaloon daaw dalal ko ren ñu ngi lay nuyu Imam. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaam. soxna Ndeye Comba noo ngi lay fay di nuyu mbokku auditeurs yi nuy déglu yëpp ci réew mi ak ci bitim réew. di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal nu dégg ak topp ci tomb bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee incha allah. waaw ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité tey ji imam ñuy waxtaanee lépp lu soxal mbirum tabaski mbirum foofule ca Makkatal Mukarram ak yeneen ponk tamit yoo xamante ni soxal na actualité bi tey ji ñu lay laaj tabaski fan la jóge exactement. alhamdulilahi rabbil alamin. Ndeye Comba tabaski boo ko xoolee nu koy wax Idul Adha muy fête bi gën a wala événement bi gën a mag. ci le monde musulman. tabaski boobu boo koy traduire wala di xool sens étymologique du mot même. Idul Adha. muy fête du sacrifice xam ne boo koy def da ngay jël ab gàtt rey ko tuur deret loolu moo tax nu ko tuddee Idul Adha. di fête bi gën a mag. fête googu nag boo xoolee historique bi ak sens bi. mi ngi perpétuer l'acte de notre grand-père Ibrahima alayhi salaam muy jëfu sunu maam Ibrahima alayhi salaam. ba ko yàlla wax yoo ci gént ni ko kat na rey doomam ji Ismaïl. donc foofu mooy cosaanu tabaski. donc yàlla daf ko wan ci gént ni ko reyal ma sa doom jile. bu ko defee pour nattu ko mesurer li nga xam ne mooy degré de foi wam muy pas-pasam natt xool ngëm yàlla am fan la toll. loolu moo tax yàlla. donc épreuve boobu mu tegoon ko ci kawam. donc loolu mooy cosaanu tabaski. donc c'était uniquement pour natt ngëm-ngëmam. waaw pour natt ngëmam. mais Ismaël lan la représenté woon ci Abraham. doomam la. te mooy unique fils. gis yonent boo xam ne pratiquement yàlla mayu ko doom ci dundam. dem ba au crépuscule de sa vie. yàlla may ko benn bant bu góor. yàlla nag da ngay gis léeg-léeg ni way jur nabe si doom. rawat na nga toog sa ngir dund amoo benn doom dem ba. di waaj a génn àdduna yàlla may la benn doom bu góor. yàlla nag nattu ko foofu parce que gis na ni doom mooy cadeau bi gën a riche. tey ku bëgg jot waajur rek jaaral ci doom ji laalal doom ji. donc yàlla nattu ko ni ko kat sa doom ji reyal ma ko. pour xool tester ko épreuve. mais alhamdulilah bi ko yàlla testé épreuve boobu aussi Ibrahim ngëm yàllaam pas-pasam parce que bul fàtte ni moom la ñuy waxee moom la ñuy woowee imaamul muwahhidin. mooy njiitu. borom pas-pas yu baax yëpp ñi nga xam ne ñooy def tawxiid xam ne ñoom mosul bokkaale Ibrahima yàlla dimbali na ko ba nga xam ne mosul bokkaale ci dundam. wa maa kaana minal mushrikiin moom mosul bokk ci ñiy bokkaale moo tax yàlla taggu ko ni moom mooy imaamul muwahhidiin Ibrahima alayhi salaam. donc bi ko yàlla testé ci épreuve boobu alhamdulilah daf ko réussir. ci ndigalu doomam parce que ñëw na wax doom ji ni ko kat dama gént suñu borom ni ma rey la. ma joxe la sacrifice. doom ji tamit nekk doom ju dégg ndigal tamit. macha allah ni ko lii sunu ndigalu borom la. man daal awma lu ma ciy wax. nga gis ni kon ba Ibrahima demee ba jël décision. ba nar a wàcc xale bi rek
ca la Jibril alayhi salaam daal di wàcc benn gàtt indi ko gàtt googu loolu ci tënk loolu mooy cosaanu tabaski foofu la jóge mais kon gént am na solo ci diine ak l'islam lan la firi gént ci boppam gént waaw gént nag moom boo xoolee ci nitu yàlla yi ak yonent yi daanaka ñoom seen gént daanaka réalité la waaw nitu yàlla boo gis bu sell rek géntam en fait am na lu muy junj wala am na lu ko yàlla di wan moo tax ñoom seen gént kenn waru ko di ko négliger ndax lu nu génte rek en général luy ñëw la wala yu leen yàlla di wax la mooy nitu yàlla waaw mais su dee comme suñu genre gi gént lan la représente waaw gént nag boo xoolee am loo gis waaw gént boo xoolee en général am na sax yenn ci fànn diine yi ñoo xam dañ koy jéem di ko traduire mais am na yeneen doctrine yoo xam dañu contre traduction gént ndax dañ naan gént en fait amul benn signification pratiquement c'est le vécu quotidien de l'individu li nga doon vivre ci journée bi rek moom ngay delluwaat di ko gént am na doctrine yoo xam ne loolu lañ défendre par conséquent ñoom bëggunu kuy firi gént parce que nee na bokkul ci sunna dëppoowul ak ahlu sunna wal jamaa dañ ko contesté mais am na benn doctrine boo xam ñoom dañ naan gént kat am na signification moo tax parfois nga gis yenn téere gént yi ñeen di firi gént di ko firi mais en fait am na divergence ñenn ñi dañ ko d'accord ni dañ koy firi am na interprétation ñenn ñi moom dañ ko contesté complètement waaw tabaski jógee ci yonent yàlla Ibrahim lan moo tax julli di tey di ko célébrer waaw julli di dañ koy célébrer parce que gis nga yàlla moo nu woon nanu roy sunu bàyyi boobu Ibrahima alayhi salaam te tabaski boobu boo xoolee ba ci biir sacrifice googu yàlla dafa bëgg nu koy perpétuer sunu ngiiru dund di ko tuural gàtt googu di rey gàtt googu pour sante ko yàlla subhanahu wa taala di ko màggale tam sunu imam Ibrahim boobu ci xew-xewam bu rëy boobu nga xam ne moom la ko yàlla nattu woon donc loolu mooy ko saan tabaski moo tax at mu nekk ci jamono aj muy weer wi nu nekk zilhijja ci fukkeelu fan ba ñu bëgg mu nekk atu sacrifice atu sacrifice bi boo xoolee ba ci biir ñi demul màkk dañuy tabaski comme ñun ñii nekk Sénégal mais ñi dem màkk tamit boo xoolee sax ci biir bisu tabaski ba am na ñoo xam ne sax même bu nekkee ci biir armal muy en état de sacralisation ñoom am na ci ñoo xam ñi def tamato ak xiraan ñoom dañuy gis ne ñoom dañuy tuur deret pour wane ne daal weeru sacrifice la mais ñi nekk màkk ñoom hadiyu la ñuy wax mais ñi demul nag dañuy wax tabaski yonent bi ak tabaski naka la daan demee yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaskeem macha allah da ko daan def di rey gàtt même sax Aïcha radiyallahu anha nettali na ni kat daan na rey xar moo xam ne kat xar mu weex la amoon ay yu ñuul ci booru tànk yi ak wetu bët yi muy xar moo xam ni ci sunna sax leeral nan ko ba tax na ku bëgg roy yonent bi alayhi salaam tamit booy tàmmu xar tamit tànnal xar mu mel noonu moom nag reyoon na si dundam ñaari xar benn bi daf ko rey ni kat bii pour man la ak sama njaboot beneen ba ci des nag dama ko rey pour képp koo xam yaa ngi sama xeet te amul loolu tabaski moo tax kon képp ku ne ci xeet wi amul loolu tabaski yàlla mayu la moyen na nga jàpp ne yonent bi salaam tabaskil na la kon at mu jot da daan rey ñaari gàtt benn bi pour xeetu Muhammad beneen bi moom benn bi pour moom kon gi bu ñuy màggal tabaski ñun jullit yi côté spirituel surtout parce que souvent bala ñuy ñëw sax ci festivité yi maanaam ni ñu koy waajale mais côté diine bi côté religieux bi naka la ko jullit yi war a célébrer surtout côté religieux jullit yi dañ ko war a côté religieux bi moom dañu war a xam ni tabaski bi en fait du fête du feet boo xam ne en fait festivité ordinaire comme yii ci àdduna dana war jàpp ni kat en fait feetu spirituel la boo xam ne yàlla xar mi lu mu ci soxla mooy sacrifice boo xam ne acte de dévotion la acte de dévotion boo xam ne moom nga koy defal tuural ko deret ngir sante ko yàlla donc loolu nga ciy jublu deret yi rek yàlla soxla moo tax ci benn aaya ci alquran mi ngi wax mu ni man faalewu ma yàpp yi ngeen yor faalewu ma tamit deret bi ngeen di tuur li ma ki soxla mooy taqwa bi mooy ngëm yàlla gi ma ngeen amee ci acte bi nga xam ne moom laa leen defloo naa leen ngeen def man loolu laa ci xool ragal yàlla googu moo tax mu ne lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu at-taqwaa minkum ragal yàlla ngeen si mën a jëlee loolu laa si xool mais yàpp waag deret jaag loolu moom aw ma ci soxla
pour wane ni kon côté spiritualité bi moom la ñu war a gën màggal mooy nit ñi war nañu jàpp ni kon xam ni kat tabaski nga def ko pour ngëm-ngëm nga def ko pour ngëm yàlla tuural ko deret pour jëmmam moom loolu nga ko war jàppe mais pas pour di si dugal ay ngistal wala leneen mais pour lan nga def ko am na lu ci yàlla di fay parce que dinañ dégg ñu naan weeru koor yàlla koy fayal boppam mais tamit tabaski nga def sacrifice boobu ndax gëm nga yàlla wala da nga ko def ngir yàlla tax mais après lan nga ciy gagné nee na doomu aadama du def jëf ju gën a màgg gën a rafet ci bisu tabaski te mooy tuur deret kon boo tuuree deret ay yiw yu bëri ak ngëneel yu bëri mi ngi ci mooy yan booy fabee di tuur deret boo tegee paaka bi di rendi balaa deret ji di àgg suuf daana ko sa yiw yu bëri yàlla jël na ko màng na ko yëgal la ko ci kaw donc ngëneel li ci ne dafa bëri donc ci côté boobu dañu xam ne acte de dévotion la boo xam ne dafa bëri ay mérite mérite yi bokk na ci mooy yàlla mën na la si jaare texeel la ci te ëllëg yowmal qiyaam tamit xar yi nga daan rey sacrifice yi nee na xar yooyu mooy nekk sa waruwaay pour dem yóbbu la aljanna ah bon moo tax mu ni di leen tànn xar yu baax aussi booy def sacrifice da ngay wut xar mu baax d'ailleurs sax foofu daan ci dugg après parce que en fait y a des moutons yoo xam ne invalide parce que waruwaay bi parce que sacrifice boo koy def aussi yàlla ku koy defal sacrifice da nga koy wutal tamit lu bête bu saine bu valide du n'importe quelle bête aussi ngay sacrifier donc loolu daf ci am solo moo tax daan ci dugg aussi wan yan façon bête dañuy sacrifier ak yan la ñu warul sacrifier aussi incha allah mais ñu ñëw ci léegi sax ban xar la ñu war a sacrifier maanaam sacrifice su tabaski sacrifice boo xoolee tabaski ci boppam en fait boo xoolee ci bête yi xar lañ ci gën a bëgg xar nag buñ ci bëggee mooy kuy boo amulee kuy nag nga dem ci tàppange boo amulee tàppange da nga dem ci bëy et cetera toujours nag góor la ñu gën a bëgg ko jigéen pour xar mi nag bu fekkee xar nga yor moom ak bu mu mën a doon sax dañu bëgg mu seen valide d'abord xar mi mu bañ a patt xar mu patt kenn du ko jox yàlla di ko sacrifier waaw wala mu gumba sax ñaari ba di du gis wala aussi xar mi nga gis nopp bi dagg complètement wala nga gis geen gi kët wala béjjën bi damm bay nàcc wala xar mi feebar wala xar mi nekk xar mu yooyu moo xam ni xale yi li ñu wax naan rey mu dee reyul mu dee xam ni bokk bu mu xëyee sax xar mi daanu yu mel noonu moom wala xar mi di sóor tànk bi laggi ak tamit nee nañ gémmiñ gi di xeeñ ay façon yu mel noonu yëpp wala xar mi am feebar boo xam ne biir bi di bàyyi di daw yu demee noonu yëpp daal am jaare façon yooyu yëpp daal ay handicap la yoo xam ne islam autorisé wu ko pour sacrifice moo tax yonent bi alayhi salaam sax wax nañu ko ci benn xadis mu ni arbaun la tajuuzu fil udaahi mu ni am na 4 façons yoo xam ne rek daganul ci tabaski xar mu pat xar muy sóor xar moo xam ni en fait dafa feebar wala dafa yooy ak yeneen façon yi ma waxoon léegi yëpp bu fekkee amoo xar mu góor lan nga mën a sacrifier ci waaw mën nga sacrifier xar mu jigéen boo amulee xar mu góor mën nga dem ci tàppange waaw boo amulee tàppange mën nga dem ci xar mu jigéen xar mu jigéen waaw lan mooy tàppange mooy xar bu nu tàpp mooy bu nu mouton châtré non châtré waaw léegi nga dem ci bu jigéen bi mais ba léegi bu jigéen bi warul soox warul patt warul laal façon boobu moom c'est applicable si bête yëpp handicap yooyu moom si bête yëpp waru def dara mangoog léegi su fekkee weesu nga xar bu jigéen bëy nga wala kii nga dem wuti sikket waaw sikket muy bëy bu góor bu mag taxaw nga wut ko àll bi sax boo demee léegi li nga gis ñoo xam ne sikket la ñuy rey xam naa Ndakaaru moom ñu bëri mënu ko fi xam naa tey ku fi takkoon sikket sax boo sàgganee xam naa bu subaa ngeen def ko ci journaux yi def ko ci journée waaw léegi soo weesoo bëy bu góor bëy bu jigéen waaw boobaa nag nga dem ci nag nag bu góor waaw nag bu góor te wax dëgg yàlla defe naa ko amul njëgu xar xam naa ne moom pour nga am kii dina xaw a métti trop. dina xaw a métti mais am nañu peut-être mais nga expliquer rek mais en fait noonu lay tëddee soo nag bi mais noonu lay tëddee nga dem ci nag boo amulee nag nga dem ci gëléem. nga dem ci gëléem donc en matière de tabaski moom. mais ganaar mënul nekk. non mënul nekk en matière de tabaski. ganaar mënul nekk kanaara mënul nekk. yooyu mënul nekk bi tax mënul nekk. non yooyu moom c'est exclu mënul nekk. donc tabaski noonu la kii bi mën a demee. noonu lañ koy toppantee. benn xar catégorie après xar nga dem si bëy après nag après gëléem loolu mooy pour tabaski mais fekkee màkk nga nekk di def hadiyu nag di tuur deret boobaa dañu bëgg nga commencer def sens inverse bi boo amee moyen commencer ci gëléem boo ko amulee nga def ci nag après nga def bëy wala xar waaw mais bu fekkente ni lan laa bëggoon laajati sax li nga xamante ni tamit moom mooy côté festivité yi dañu gis ne comme tabaski bi buy ñëw da ngay gis nit ñi ay sonal seen bopp yëre yi rafet defar bopp yi ainsi de suite yëre bu cher loolu lan la ci l'islam wax. loolu en fait feet moom wax dëgg yàlla. dañ koy feetu mais bu mu jéggi dayoo. ndax Yonent bi alayhi salaam nee na feet yi boo xoolee.
ay feet bisu lekk la. bisu naan la bisu mbégte la na nga bégal sa njaboot. mais nag bu mu jéggi dayoo. islam lépp lu jéggi dayoo rek da koy condamné. te ñun ni mu si demee wax dëgg yàlla dafa jéggi dayoo léegi. parce que tabaski boo xoolee événement la boo xam ne boo gisee bu xasee dëgmal si rek. période baa ngi nii commencé na. nit ñi kenn du xamat lu ñuy tal. talatuñu lenn liggéeyatuñu toogatuñu ci bureau yi circulation bi baa ngi bloqué ku ne di daw. wax dëgg yàlla yenn effort yooyu matu ko ci. nañ ci def nànk tey ci lu am solo la. nañ ci tey lu bëree bëri xam ne rek jaamu yàlla la bàyyi ko ci cadre boobu. nu bañ ci ëppal. loo am nga def soo am nga xam ne amoo parce que dañu war xam ni tabaski ci boppam. en fait ce n'est pas une obligation. du farata mais acte d'obligation traditionnelle la sunna la boo xam ne. yàlla da ko imposer ci koo xam ne mën na ko. donc ça veut dire que boo ko mënulee. mais wàcc na la. jarul yenn effort yi di def casse-tête boo xam ne di sonn. di leb. di dugg ci ay yoo xam ne mënuloo ko di agresser jàmbur di sàcc di def yoo xam ne corruption pour am loo rey. mais loolu amul sens parce que la ngay rey tam bu fekkee da nga ko jëlee ci loo xam ne dafa xaraam. loolu du baax. kon képp koo xam ne sàcc nga wala nga leb wala nga. boo sàccee nga def naka sul noonu am daanaka yow yàpp rek nga am. yàpp rek nga am amoo tabaski. loolu tamit lu jar leeral la donc ça veut dire que xar ma ngay rey. sacrifice ba na nga ko jëlee ci lu dagan. na nekk sa ñaq. wala nu may la ko. muy loo xam ne daal lu la lew la. nga rey ko pour nga am mën ci am yoon. mais boo defee naka su dul noonu ba andi xar teg. jàppale amoo tabaski yàpp rek nga am moom. waaw mais tamit ñu ngi wax ni période tabaski bi période jaayante doole la ku nekk da ngay wane ci koñ bi. dama am doole jënd xaru 1 million teg. mooy li ngay wax léegi rek ñu ne am nañu yàpp mais amuñ tabaski. mooy li ngay wax léegi rek. festivité côté boobu ñu dañ ci dugal trop de folklore. ba finalement en fait dañu fab aspect spirituel bi teg ko fale. boo xoolee loolu tamit ajjuma passé rek fan yi maa ngi koy condamné ci benn émission ma ni nañu wattandiku folie de grandeur. bi nga xam ni en période la mooy am. fab tey jii ay xaru 1 million defe ne yow yaa rey gaynde gi. di jaay benn orgueil dominateur boo xam ne wax dëgg yàlla. loolu diine soxlawu ko. nee nañ parce que mën ko def ko aayul xaru 1 million. wax dëgg ci société bii. société sénégalaise. wax dëgg yàlla ku ko jënd sax war nañ la yedd tey. ak foo mën a bokk koo mën a doon war nañ la yedd. ndax sa à côté say mbokki bopp a ngi taxaw say dëkkandoor a ngi taxaw. wax dëgg lu wolof naan bu tojul xam nu koy waxee. bu rusul toj. wax dëgg yàlla tamit loolu moom ku ko def wax nañ la yett. waaw wax nañ la l'islam lan la ci wax. koo xamante ni nekk na ci koñ boo xam ni la ca ëpp amuñ xar moom mu am doole yàlla may ko doole. mu jënd xaru 2 millions teg ñeneen ñi di ci teg seen bët. jëlul xar yi peut-être tas ko jox leen loolu bokk na ci lor say dëkkandoor. ndax yaa ngi exercer benn pression sociale boo xam say dëkkandoor parce que seen njaboot da leen di sonnal de. boo yeewee xaru 2 millions tey sa njaboot à commencer par sa soxna sa njaboot daan dal sa kaw yow borom kër gi. moo tax tey borom kër yu bëri daanaka sax. koo ci gis tey mën nga tàggoog sa goom. ndax xamatul fu mu ne. mi tabaski moo ko omnibulé tey moom lay wut lu mu rey. ndax lan souvent pression sociale boobu. lu mel na comme tey li nga wax sa dëkkandoor tey yeew xar moo xam ne tey ci buntu këram. di la jaay doole wan na ni maa la ëpp moyen maa la ëpp nangam. yeew xaram doom yi taxaw naan sunu xar ngi nii 2 millions la jar. xale yi sax waa kër ga yëpp sax dañuy xam prix xar mi. ñee amuñu donc loolu yaa ngi exercer benn pression yaa ngi porter préjudice sa dëkkandoor. te nag yàlla nee na man kaana yonent bi nee na man kaana yu'minu billah wal yawmil aaxir falaa yu'zi jaarahu. ku gëm yàlla gëm gu wér gëm bisu àllaaxira bu lor sa dëkkandoor. te bokk na ci porter préjudice sa dëkkandoor yu mel noonu. tey di ko jaay doole di ko wan loo xam ne exercer benn pression ci kawam. loolu yëpp wax dëgg yàlla julli di war nañ ko watandiko. war nañ ko watandiko bisum tabaski tamit ñu gis ni am na beneen ponk bu ci am solo dañuy solu ba jekk dem ca jumaa ja daal di julli ji nga ñëwaat ak ñun ci prière tabaski importance bi naka lañ ko war a defee. kan moo war a dem jumaa ku warul dem jumaa. comment ça doit se passer julli tabaski. ak julli korité yëpp. en fait ay événement majeur la. yoo xam ne julli gi daf ki symboliser lu rëy a rëy. ba tax na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafay bëgg ñëpp nañu dem ci jullikaay ba ñëpp. toute la communauté. góor jigéen mag ndaw ñëpp nañu génn. moo tax souvent dañuy gis ne tabaski korité. duñu bëgg sax nu koy jullee ci jàkka wala ci jumaa. dañu bëgg nu dem ci terrain. terrain bu mag ñëpp campé foofu nu julli fa. même tey jigéen ñi nga xam dañu nekk en période de menstru ci ay règles. mën nañu dem bu ñu demee dañuy taxaw ne à côté assister. bañ a dugg ci biir jumaa bañ a dugg ci jumaa ji. nu assister pour wane en fait l'importance même de cette fête de sacrifice. ba tax na kon. ñëpp dañu war a dem ci jullikaay bi. léegi nag balaa ngay dem suba gi. bëgg na noonu ci lu nu sunnaal nga sangu ba set.
boo sangoo ba set nag xool sa armoire yére ba nga gën a fonk nga sol ko kenn waxul bu bees nag boo amee bés xew mais loo fonk rek bu gën a rafet nga sol ko pour màggal bis bi donc nga daal di koy jël te bisu tabaski aussi bëgg nañ ci tamit ci li nu sunnaal mooy nga oor mooy boo xëyee bu lekk ba nga rey sa tabaski ba noppi si ngay dog sa koor ci resu xar ba loolu dañ sunna la donc boo sangoo ba set sol sa yére daal di nag dem ci jullikaay ba imaam ñaar rakkaa lay def kese rek ñaar rakkaa yi bu dugg see rek day def 2 rakkaa bu njëkkee mu def 7 kabbar 7 allahu akbar 7 deuxième rakkaa bi mu def 5 mu nekk au total 12 donc loolu mooy julli gi mu daal di sëlmal bu sëlmalee def benn xutba gi nag jàkkaarloo ci mbooloo mi wax leen fàttali leen d'abord importance su bis bi importance su fête gi wax leen aussi actualité bi xew ci réew mi ñaax leen delloo leen ci yàlla donc boo xoolee xutba 3 parties yooyu lay am xutba tabaski wala korité te imam toujours dafa war a branché wu ak actualité imam dara waru ko ci actualité imam war nay gëstu di xam li xew ci réew mi lépp parce que tamit tey wax dëgg yàlla dépassé nañu foo xam ne tey da nga toog tey nekk imam dont informé wu xamuloo lu xew ci réew mi xamuloo tey lu yëngatu ci réew mi loolu tam erreur la tamit tey imam bi war na tey am information sur l'actualité politique économique sociale même sportive lépp war na xam tey nu muy demee xam li ci réew mi lépp parce que tamit loo xamul tamit mënoo ca wax donc tey xutba yi côté boobu je crois que imam yi bis bu ne noo ngi ciy waxtaan pour vraiment di branché wu sur l'actualité di xam li xew pour aussi mën ko indi ci xutba yi te l'islam noonu la ko bëggee noonu la ko bëggee aussi parce que penc mi ngay dund aussi tamit la fa nekk ci ay ñaawteef tamit xam que di ko dénoncer tam daf importance daf ci am mais imam yi naka la ñuy def pour xam yenn ñaawteef yi am ci biir société bi mais léegi parce que am na peut-être endroit yoo xamante ni imam du fa dem mais duñ fa dem mais rajo yaa ngi fii télé yaa ngi fii réseaux sociaux yaa ngi fii ngeen di am ay agent secret non dañuy déglu information déglu rajo yi tey dëkk bi tey kenn dafatul ñëpp xam li xew tey ji rajo yaa ngi sa kër télé yaa ngi fi internet baa ngi fi mais wax dëgg yàlla Sénégal moom tollootuñu foo xam ne ñëpp jarul pour génn rek mën xam li xew kon xutba nekk na lu am importance xutba lu am importance la ci diine ndax occasion la boo xam ne buñ la jox bu solennel xam ne nga jàkkaarloog les fidèles pour mën leen waar te foofu occasion la boo xam ñëpp ñoo ngi lay déglu donc passer le message donc importance su fête gi lan la deuxièmement nga delloo leen ci yàlla ci taqwa wax leen ni kat lii liñ si mën a tirer comme leçon mooy nu dellu suñu borom troisièmement nag nga wax leen actualité bi li xew ci jamono bi tembe xam ni moo fi nekk comme actualité comme tey jii tey boo xoolee suñu xutba iid gii di ñëw tabaski bi incha allah daanu évoqué tey li nga xam ni mooy li xew ci dëkk bi gis nga tey fu mu nekk ni tey doomu aadama yi façon jikko yu nu nekk rawat na tey ci réseaux sociaux yi di xëy suba dal ci nit jàpp vie privée vilipande ko wax ci moom lu kenn xamul yàq àddunaam yooyu tey wax dëgg yàlla il faut nu wax ci wax ji vraiment ni jullit aussi loolu dafa rafetul ci cadre jullit rawat na ci cadre nité rek à plus forte raison nu bokk diine gi du lu rafet comme ni ngi ni tabaski incha allah daa nga ci wax foofu lay ca Liberté 6 effectivement dinaa ci wax ci aussi li xew ci réew mi aussi dem ci lu bëri quoi ci lu bëri ci actualité bi comme tey ji boo xoolee ñaawte fi xew rawat na sur au niveau de la jeunesse xam ne tey jeunesse bi boo xoolee dañ leen bàyyi waajur yi yaratuñ leen dañ leen boyal rek amul benn waajur boo xam tey yaa ngi préoccupé wu sa njaboot jur nga rek sànni xale yi loolu moo waral tey nga gis xale yaa ngi ca plage ya vacances yaa ngi ne école tëj na yóbbuwul leen ca daara ya yóbbuwul leen ca internat ya bàyyi leen ca plage ya bu guddee buñ fa jógee xale yaa nga ca pari foot ya di carte xaalis nekk ci leen neex waajur yow doo xam lu xew doo xam lu xew si njaboot da ngay toog ba ma yàgg rek nu ñëw yee la ni la kat sa doom nga police ma nga commissariat wala ma nga nàngam wala def na musiba bu kenn xamul ma nga ca hôpital donc loolu yëpp négligence la boo xam ni en fait ça sera l'occasion pour ñun ñu dénoncer ko aussi suñu xutba yi waaw bu nit ñi julli jee ba jógee ca jumaa ja lan moo war a nekk seen comportement avant may accès question boobu sax mooy bu ñu jullee ba noppi en fait foofu damay préciser benn affaire mooy sa tabaski aussi parce que islam lépp lu mu la sant aussi dafa am ay règles sa tabaski aussi doo bàyyi ba bisu tabaski ba rek nga xëy suba ni damay rey sama xar même rey bi aussi am na ay règles balaa ngay rey da ngay bàyyi ba sax imaam rey ba noppi waaw bu sa imaamu koñ bi jumaa ji ci gën a jege daal fi ñuy julli fi nga jullee yow fi nga jullee donc boo demee julli ji bu imaam sëlmalee da ngay toog loolu dañ ciy ñaax fidèle yëpp da ngay toog déglu xutba gi ba noppi ba imaam rey ba noppi
bu reyee rek jox na leen diggan ngeen dem rey nag mais bu la imaam jiitee ba noppi boo sëlmalee rek daw gaawantu dem sa kër rey sa xar amoo tabaski yàpp rek nga am moo tax yonente bi alayhi salaam mu ni man zabaha qabla salaa fa innama yasbahu li nafsi mu ni képp koo xam ne da nga rey avant sa imaam boobaa yàpp rek nga am mais boo reyee après imam nag ci ngay am tabaski loolu tamit précision de taille la boo xam ne bu am solo aussi nu bàyyi ci xel aussi ñu bàyyi ci xel waaw léegi bu ñu jógee ca jumaa ja lan moo war a nekk comportement wu jullit bi suñu comportement bu ñu jógee ci jumaa ja mooy ñëw balonte xaq ñu ñëpp ku ci nekk ballu sa xaq de façon sincère nag waxuma ni ko Sénégal yi defee ballu la àq léegi tourné tooñaat la waaw ballu la àq ba noppi génnaat jëw la yàq sa der donc nanu balonte àq de façon sincère waaw loolu daf ci am solo parce que loolu mooy li gën a mag parce que gis nga àq yi dox suñu diggante ak suñu moroom doomu aadama loolu yàlla daf ciy maandu yàlla ëllëg lim nu mën a baal mooy lim nu sant ci ay jaamu julli woo wooroo mën na la ko baal mais sa digganteeg sa mbokk jullit moom da ciy taxaw fale moo tax du ci dugg moo tax sa mbokk jullit ba nga tooñ moom rek moo la mën a balu moo la mën a baal àq nga baal ko mu jeex mais fekkee da nga yóbbaale àq yooyu ëllëg yowmal qiyaam mais da ngay am ay problème yan genre problème alayhi salaatu wasalaam nee na al muflis mooy ku kutus ku perte mu ni ki perte dëgg mooy ki ñëw yowmal qiyaam tey desul loolu nga dugg aljana nu jugé la ba nga xam ne aljana rek la dese booy waaxu di dugg rek gaa yi ñëw poñe la kii daf ma saaga woon ak yi ñëw ku réclamé rek nu jël sa yiw yi wàññi sa yiw jox ko keneen ñëwaat daf ma dóoroon noonu dafa yàqoon sama der daf ma sàccoon daf ma nangamoon nu jëkkati jox ko nee na bu ñu demee ba kii bi sa yiw yi jeex fekk gars yi continuer di ñëw di réclamer wu nu jël seen ñaawteef nag xëpp la ko ba faf loolu sabab mujj la yóbbu la safara xam nga loolu mooy ki perte dëgg ki nga xam ne yow kon àdduna def nga fi lu nekk aji nga màkk def nga lu baax ba desul lu dul dugg aljana gars yi poñe la ndax ay àq loolu moo tax kon nañu war di balonte àq bi su tabaski waaye balonte àq boo xam ne aussi bu sincère la toujours dama si insisté na sincère waaw ndax bare na nit ñëw di la balu àq rek pour ngistal rek xëy na sama dëkkandoor la mënuma fa ñàkk dem bàyyi ma dem rek pour la forme mais amul sens na nekk loo xam ne day dëggu ci yow sincère nga taxaw jàkkaarloog moom ni ko baal ma àq de façon sincère li jaar suñu diggante yëpp baal ma ko mu balu la xool la ci bët waaw ngeen balonte mu jeex ki nga xam ne nag dafa dem daal di faat bakkenu jàmbur l'islam lan la ci wax kooku bu demee yowmal xiyaam waaw en fait kooku mën a baal loolu gis nga meurtre d'abord dafa bokk ci les grands péchés les péchés capitaux yi nga xam ne yàlla nee na du ma ko bale gis nga buntu tuub dañ ko ubbil ñëpp lu waay mën a def ci kaw suuf mën nga dellu si nga tuub ba mu des ki rey nit te tey ko ibnu abbas radiallahu anha nee na laa tawbata lil qaatili mu'min amda nee na kii rey jullit te tey ko un croyant kooku amatul possibilité pour se repentir donc pour vous dire gravité bi nekk ci rey bakkan nit ki bu xasee ba rey bakkan moom te tey ko kooku moom daanaka moom aljana moom araam na ci moom moo tax meurtre dafa nekk lu doy waar gis nga rey nit moo tax gis nga yàlla ci aaya ba dafa ne képp koo xam ne rey nga bakkan yàlla jéppi na la mere na la rëbb na la ëllëg yowmal qiyaam safara mooy sa kër ba faw moo tax amul tuub ku xas ba rey nit te tey ko rek na nga xam ne yow moom loo mën jëfandi ci kaw suuf du am sens ki nga xamante ni ba muy faat dafa jëfandikoo drogue wala loo xamante ni da ko tàggaleeg sagoom est-ce que kooku mën nañu jàpp ni da ko tay wala tayu ko kooku double bàkkaar lay am double boobaa la mu def bàkkaar la mu rey tamit bàkkaar la waaw loolu la ci lislaam wax jamono ji imam Muxtaar Ndiaye nee nañ xar dafa jafe chaque année ñu gis xar dafa jafe dafa cher lan nga ciy wax waaw balaa muy agsi si xar yu cher yi sax si point bi nga nekkoon léegi moo tax gis nga meurtre yooyu meurtre yi tey man li mu bëree ci réew mi moo ma jaaxal réew mi bëri na meurtre Sénégal léegi loo xam ne mos na ko fi dégg bu njëkk da nga naan toog doo dégg mukk nu ni rey na nu nit Sénégal mais tey boo dégg bis bu nekk yaa ngi dégg rey na nu nit mais moo tax foofu tamit ma profité de l'occasion tamit pour lancer un appel aux autorités man leen gis nga peine de mort wax dëgg yàlla lenn rek moo ko mën saafaraal te mooy li yàlla wax yàlla nee na walakum fil qisaas hayaatun yaa ulil albaab pour ngeen mën am dund gu tranquille dund bu dal bu seen bu apaisé mooy ku rey bakkan tey ko nan ko rey parce que bakkan dafa sacré bakkanu nit nuróowul ak leneen
ba tax na bakkanu nit ku ko faat lan la war def mooy dañ la war faat. loolu moo mën a indi jàmm ci kaw suuf mais gis nga rey bakkan ba noppi nu incarcéré la. quelque temps bàyyi la nga dem mais amul sens. tey boo xoolee tey le système carcéral en fait bu nekk fii. mënul résoudre tey mënul régler li nga xam ne mooy problème de meurtre yi. mënu ko régler. te loolu sax mais Imam am na ñoo xamante ni comme que nee nañ Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni charia doxu fi maanaam charia nekk moo fi dox. donc mënuñ jël lenn ci charia rek appliquer ko. bàyyi leneen li soit dañuy appliquer charia question bu am importance. wala posé très bien question bu am importance. mais ñu man dama ne Sénégal peine de mort bu ñuy instaurer c'est pas dans le cadre de la charia. parce que charia aussi c'est un système boo xam ni. qu'il faut prendre en totalité. il faut pas prendre ça de façon partielle. bàyyi fii bàyyi lee. loolu moom lu ki d'accord moo tax peine de mort ñun bi ñuy wax ñun les religieux. c'est par rapport à la constitution. ñu jël ko ci parce que nekkoon na fi n'est-ce pas. mais dañ ko abolir. mais mi ngi fi woon. mais nu delloo si waat ko. ne serait-ce même à titre dissuasif. kon d'accord nga yow ci peine de mort ñëwaat. man dama si d'accord parce que actuellement ñu ngi. dama ci d'accord aussi mu nekk peine de mort boo xam ne encadré aussi. encadré. bala ñuy rey ay innocents parce que ñun aussi Sénégal tamit suñu problème mooy mën nañu teg dara. mais duñ ko encadré aussi. teg ci avec des mesures yoo xam ne vraiment. yu koy aar yu taxaw. parce que teg peine de mort boo xam ne aussi dañ ciy dugal yaa ma neex tamit du sotti. teg si peine de mort boo xam ne dañ koy def mu jaar ci yoon. waaw. loolu daal nekk na lu am solo. man daal wax dëgg yàlla parce que je crois que nu def ko à titre dissuasif. parce que tey bu ñu xamoon ni loi baa ngi fi. genre tiitalaate daal xam ne nit ki tey. nee nañ États-Unis ma nga fa de mais terewul ba. mais c'est que criminalité bi foofu man wax jooju damay jàpp ne wax ju yàqu la. loolu la droit de l'homme damay jàpp ne wax ju yàqu la parce que réalité yi bokkul. ñun ak américain bokkul ñun Sénégalais on a nos réalités yoo xam ne qui nous sont propres. ñun fii nuroowuñu ak américain. suñu société la ñuy xool par rapport peine de mort par rapport ak société sénégalaise. fii buñ ko fi instauré woon wax dëgg yàlla bu dañul tamit dina wàññeeku lu bëri. insécurité bi tamit di ngeen ci wax. insécurité bi effectivement di ngeen ci ñaax tamit autorités yi. ñu jël ci ay matukaay. toujours agression bi bëri na. te loolu yëpp li ko waral mooy tey jii. moo tax nguur gis nga nguur da nga war a fexe jël say responsabilités ci côté yëpp. tey jii. fop police gendarmerie tas leen ci mbedd mi. parce que tey citoyen bu ne tey sa sécurité am yaa ko yor. moo tax loolu tam ñoo ngi siy ñaax nguur gi mu renforcer sécurité bi surtout à Dakar. agression yi bëri na vol yi bëri na. ñuy moom daal kenn xamul daal. ñàkkum xar gi. waaw ñàkkum xar gi. xar maanaam naka la ñu mën a def ngir sénégalais yi mën di am xar facilement parce que actuellement borom kër yi bari nelawatuñ nee nañ boo amee 100 000 francs mbote ngay am lan nga ciy wax. man daal je crois que sama philosophie mooy. jarul sonn sax. parce que loo xam ne sunna la rek. bu xar amee. nga am moyen demal nga jënd nga rey. noppalu bu amulee nga jàpp ci yàlla toog. man loolu pour man du problème. parce que loo xam ne sunna la. du farata parce que tey Ndeye Comba da ngay xool. toog sa kër jàpp ba set waaxu dem ci jàkka ja loolu moo gën a nekk farata tey nga dem di wër ki daral ba suba ba ngoon di wuti xar. pour te dire nit ñi dañu war delloo si seen bopp ci diine xam lan mooy ponki diine. parce que diine aussi. y a des actes obligatoires te jullit dafa war xam lan mooy li obligation ak lan moo ko nekkul. tey dem ci jàkka ja julli ji sa farata. loolu moo gën a nekk farata junne yoon. ka ngay wuti xaru tabaski boo ñëw rey ndax loolu sunna la. kon ñàkkum xar aussi waruñu tey perturber. man sama philosophie mooy la waruñu perturber bu xar amee. xayrunu sante ko yàlla loo am nga dem jëndi. boo amulee mais nga toog jàpp ci yàlla yar sa njaboot. te tey ñàkk yar njaboot gi aussi moo tax aussi parents itam di am tamit benn pression sociale bu ñuy exercer ci ñoom. parce que boo yaroon sa njaboot si diine tey. ñëw nga leen alhamdulilah wax dëgg yàlla marché bi de nii la demee. mais dañuy gëm yàlla ñëpp ànd ak yow ci loolu. mais bu fekkee yaroo sa njaboot. yow tey yaay njëkk am problème ndax am na waajur yoo xam ne xam naa ne moom fan yi dañuy déserté seen kër yi sax. ndax ñàkkum xar. tax wàllu ci mbedd mi. fu ne ñu dem fa. fu ne ñu dem fa ñaan fu ne pour mën a indi xar mun teg ci kër gi. te léeg-léeg doo yor njaboot gi doo yor soxna yi. léegi sax sa soxna yi si boppam nooy taxaw di la menacer bu fekk xar mu baax duggulee di ko digaaleeg ñun. gis nga yu ciy tas sax parfois. lu ne kay tas ay famille ñu yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal imam Mokhtar Ndiaye nekk foofu lay ca mosquée bu Liberté 6 imam Mokhtar Ndiaye ñu lay laaj tamit importance su li nga xamante ni mooy aji ji Màkka lan moo tax l'islam daal di koy santaane naka lañ ko war a defee kan moo war a dem kan moo warul dem boo demee naka la war a demee exactement pour mu leer. waa aj gi nag moom macha allah. aj moom si gàttal rek ki tënk en fait mooy c'est le 5e pilier de l'islam.
yàlla moo nu ko sant moo ni maa leen digal ngeen dem aj néegu yàlla ba walillahi ala naasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila mais nag aj daf ki tofal lenn nga am les moyens nécessaires gis nga ponk yëpp yàlla daf nu ko sant bàyyi mais aj dafa ni nu man istata ilayhi sabila na nga am moyens yi d'abord moyens si wàllu financier poste ba deuxièmement wàllu sécurité aussi troisièmement aussi wàllu moyen physique nga wér donc nga mën ko def mooy le 5e pilier de l'islam muy loo xam ne jullit bu nekk war nga fexe mottali sa juróomeelu pilier mooy dem Makka ziyaare yonent bi alayhi salaam def ponk yi la yàlla sant nga def ko ñëwaat pour nga mën a wax dëgg yàlla matal sa ponk islam juróom waaw muy ponk boo xam ne nag bu am solo la boo xam ni en fait day raxas nit ki ci ay bakkaar ak i ñaawteef moo tax alayhi salaam mu ni képp koo xam ne aji nga Makka aj boo xam ne benn caaxaan nekku ca benn jëfi mbóosóor nekku ca boo dellu see da ngay set ci bàkkaar comme liir bu sogee judd moo tax mu ni hajjul mabruur laysa lahu jazaa'un ilal janna hajjul mabruur laysa lahu jazaa'un ilal janna mu ni aj gu yàlla nangu payam du leen dul aljana moo tax jaamu yàlla bu rëy la gis nga nag comme yàlla tofal na ci aljana nee na payam mooy aljana loolu da lay won ni kon aj nekkul lu yomb te dama gis ne Sénégal yi dañuy jàpp ni aj ponk bu yomb la parce que dem Makka ak aji Makka bokkul parce que aj aussi ce n'est pas un voyage un simple voyage touristique te man li ma gis léegi actuellement ñu ci bëri daana ko tourisme la rek parce que aj da nga war di ko préparer jàng ko diiru at aj dafa compliqué dafa am ay sew-sew yu ci nekk yoo xam ni même yow bi njàng diine xam sax boo sàgganee sax aj googu dina xajam ak sama yow mi jàngul dara dem ba Makka dara mënoo ko xamoo dara say farata mais loolu ab voyage touristique la rek da nga dem tourisme rek dellu si te wax dëgg yàlla mu kàllaf du caaxaan te caaxaan mi ngi yem ci dagg sa billet 2 millions dem ñëwaat te amoo ca dara ci yàlla loolu mu kàllaf war na koy moytu donc aussi aj daal dafa nekk loo te sénégalais yi aussi aj gi léegi dañ ko jël dafa am beneen forme aj bi daanaka dañ ci dugal lu ci bokkul aj bi léegi daanaka ascension sociale la gistal la day gis koy ku dem mag day gis tey koo xam ne tey jii amul moyen tey teg benn pression boo xam ne ci njabootam woo ay doom yi ni leen ma nga nii kat sama wujj waa ngi nii dem na Makka maa ngi nii demaguma fexe leen bu déwénee fokk ma dem sa doom yi teg leen pression ku ci liggéey ñëpp ab seen salaire yi économiser lanu amoon yëpp nu dajale ko seen natt yee nu tegale ko yëpp jox la nga dem mais loolu àq la àq la yaa ngi teg sa njaboot loo xam ne mënuloo ko pour lan pour sa wujj wi dem Makka wala sa dëkkandoor wi pour te dire ñun dañ ci dugal loo xam ni surtout aspect financier bi am na solo tamit ban xaalis la ñu mën a demee Makka ki nga xam ne wëcc na ay bor est-ce que war na dem Makka gis nga moo tax gis nga loolu day revenir ci pour nit ki moo tax ulama yi dem nañu ba ni pour nit ki mën a am xajjul mabruur muy aj gu yàlla nangu il faut des conditions te bokk na ci conditions yooyu naa ñëw léegi ci sa question bi mooy d'abord premièrement booy dem Makka na yàlla rek tax bul dem Makka pour kat sama dëkkandoor wala sama wujjuwee tax wala pour ñëw dellu si ñu tuddee ma allaaji wala ajaratu benn deuxièmement aussi bul dem Makka mukk fekk ay bor noo ngi sa loos wi kuy dem Makka war nga fexe kat lépp loo xam ne bor la bu dox sa diggante doomu aadama yi na nga ko honoré troisièmement aussi booy dem Makka bëgg aj gu yàlla nangu tamit na nga bañ di leb di dem Makka kenn du leb di dem Makka bu la ci naree fekk moom na nga toog beneen bi ki topp mooy na nga fexe tamit sa dëkkandoor yi ak sa mbokki bopp ku ci nekk xaar ma yàlla bu doxoon sa digganteeg ak ñoom na nga leen balu àq rawat na say mbokk kenn du dem Makka gàddu ay àqu nit rawat na léeg-léeg yenn chef d'entreprise yi nga xam ne at mu nekk nu dem fekk nga bàyyi sa personnel doo leen fay amee leen ay arriérés de salaire ay mukallaf yoo xam ne toog amuñu tabaski ay mois et des mois nga yoree leen ko yow nga dem Makka di aji bàyyi leen mais boobaa yow sa aj googu du jëriñ dara parce que yaa ngi gàddu ay aqu jàmbur kon li gën a am solo mooy fexeel engagement yi dox sa digganteeg doomu aadama yi nga matal ko ba mu mat sëkk balaa ngay jël yoonu Makka loolu dafa bokk ci liy maye aj gunu nangu mais aussi am na ci tamit loo xam ne tamit alal ja ngay demee aussi façon ban façon alal muy alal ju lew moo tax nee nañu aj yëpp bi ci gën a lew mooy aju baykat wala aju nappkat wala aju sàmmkat ndax ñoom en fait da ngay gis kii nekk ci géej gi di mool comme ñun ay Saint-Louisien la dañu dëkk ak ñoom gis koo xam ne ndeysaan ay ati at nekk ci géej gi dem marée ak condition yi muy liggéeyee di dajale ba am paasu Makka njëgu Makka kooku dem gis nga àll jooju ju lew la parce que ñaqam la gis baykat bi même chose la mu nekk ci tool yi di kërti di jaay mbayam ba dajale ba dem Makka lu lew la naka noonu tam sàmmkat bi
naka noonu tam même le fonctionnaire bi nga xam ne tam salaire am lay jël di ci génne di ci économiser boppam. loolu alal yu lew la. donc façon alal yooyu la ñu bëgg nit ki di ko demee Makka. donc wattandiku alal ju xaraam alal joo xam ne da nga ko gagné ci ay carte wala nangam ak nangam wala na nga ko amee aussi ñi gagné ay billets Makka nag loo ci wax. waaw c'est que même côté boobu aussi les tirages là. il faut tam nu formaliser ko. formaliser ko bi mooy lan. mooy nañ ko def ci condition yu sûre. xam ni kat groupe bi 20 personnes la. nanu fexe kat ba 20 personnes yëpp affaire bi wër ko. bu fekkee am na kenn ku ci ne ci diggante bi mu gaaño wala mu génn àdduna nanu jël benn mbokkam dugal ko ci nu continuer mbir mi. mais am maa démarré que 4 personnes dem 16 yëpp nu privé leen pénaliser leen loolu moom charia du ci mos a d'accord. waaw mais ñi nga xam dañuy def ay kii di gagné comme ça nga def jeu ñu gagné loolu billet Makka. jeu moom dafa araam jeu dafa araam yonent bi alayhi salaam nee na woon carte moom bu nee ba muy jamono daan ko tuddee façon bu nekk. waaye loolu moom dafa mos a xaraam moom. billet Makka bu ñuy loterie di ko gagné dafa xaraam. waaw mais am na association yu ñuy def léegi nag rawat na di ci def tirage ñëpp bokk ko xam ne ku ne yaa ngi cotiser sa xaalis ci biir. loolu c'est différent loolu moom lu nu accepté la. mais nañ ko encadré ne ba nga xam ne daan ko façon ba ñëpp mën a dem daal. mais bu ñuy dem ñeneen ñi mu bañ a nekk loo xam day sooxe après. waaw loolu daf ci am solo. mais alal ju xaraam moom boo ko demee Makka moom. ñëw aj yàlla da lay delloowaat sa aj. ndax yàlla ku sell la ku teey la. soxla wu lu teel la ak lu see ak lu kii. émissaires yi maanaam ñi nga xam ne souvent état bi da leen di yabal ñu nekk comme ay guide touristique foofu lay ca Makka yow noo ko gisee. waaw loolu am na solo parce que aussi aj ujaaj ji bu ñu demee Makka am na ñoo xam ne mosuñu xam foofu. dafa laaj aussi am ñu fa nekk di leen guider aussi. di leen orienter tamit daf ci am solo. parce que milieu boo xam ne yaa ngi fa soogay wàcc xamoo ko. yow donte yow mi jàng sax jàng sa diine xam nga mais xamagoo foofu place bi ni mu demee. il faut am ñu lay guider. di la orienter naan la fii mooy bërëb sàngam fii mooy bërëb sàngam nga xam la nga fay def ak la nga fay wax loolu dafa am solo aussi. mais aussi moo tax ñi état bi di yóbbu aussi. nanu fexe tam xool seen diggante ak seen borom xam ne loolu lañ leen yóbboo tamit bu ñu demee tamit nu mën a def seen liggéey normal aussi. bañ a bàyyi ujaaj yi tamit wax dëgg yàlla di tumranke di nekk ci yenn conditions yi wala du ñu gis ku leen ajal wala ku leen encadré wala ku leen taxaw. mais je crois que léegi sax vraiment am na ay changements parce que le professeur Abdou Aziz Kabé mi ngi ciy tax def ay jéego quand même. gis nga daal avec mi ngi def ay jéego yu mag sax. te et puis boole na ci tamit étudiants sénégalais yi nekk Makka. ñoom aussi ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu ànd commission bi aussi di leen taxawu ci côté boobu. waaw mu nekk lu am solo mu nekk lu am solo fitna ga fa amoon ba ñu bari ñàkk seen bakkan foofu lay ca Makka. waaw fitna googu moom je crois que moom autorité saoudienne yi jël nañu les mesures nécessaires. ba vraiment yooyu je crois que xam naa ni moom. bu yàlla dimbalee moom xam naa ne moom dootu fi amaat daal dootu fa bari waaw dootu fa bari tey ji tamit ñu lay laaj ci actualité ba léegi terrorisme ak islam. waaw terrorisme moom deru islam yàqu na pratiquement ci àdduna. waaw islam de ku bëgg a yàq deram yow yaay yàqu rek. parce que aussi dana war xam ne islam. d'abord est par essence une religion de paix. de tolérance de dialogue. yooyu mooy fondement islam. par conséquent violence islam daf ko mos a dàq. yàlla bañ na ko ba ci alxuraan nee na wattu leen fitna ndax fitna kat du yem ci bopp boroom. yonent bi alayhi salaam nee na fitna mi ngi nelaw. yàlla rëbb na képp koo xam ne mi ngi koy yee. kon islam ci boppam du religion boo xam ne en fait terrorisme. képp kuy def acte terroriste. di réclamer wu ci islam ça veut dire kooku yow tu as une vision erronée de cette religion. parce que une religion par essence de paix. loolu mënoo def ay acte terroriste. sur le dos de cette religion là. loolu mënul ne. donc ñooñu je crois que c'est une vision mooy vision bu erronée. te gis nga léegi sax da am benn côté boo xam ne il faut nu leeral ko mooy jihad. mais jihad googu. jihad ba tax ñu naan jihadiste. waaw jihadiste terme boobu sax bu yàqu la parce que dañ koo déformer parce que des jihad actuellement mooy tey nga bëreeg sa bakkan bii. fexe bëreeg moom ba tegu ci la yàlla sant. waxtandiku lim la tere xeex sa bànneexu bakkan waaw xeex sa bànneexu bakkan. waaye jihaad tey du jël ay armes. di song ay jàmbur. di rey ay nit. parce que ñoom dañoo xam ne tey li ñuy def tey. ay bakkaar bu mag a mag la. parce que d'abord def na double bakkaar. benn rey nga ay nit faat nga sa bopp parce que dañuy def ba noppi suicide wu. donc loolu def nga double bakkaar yoo xam ne yàlla du la ko mos a baal. moo tax yooyu wax dëgg yàlla terrorisme daal. islam moom daf ko mos a ŋàññi mais tey ji Imam Mokhtar Ndiaye dinaa laaj question bu am importance naka la ñu war a def naka ban taxawaay la musulman yi war a am ba wan àdduna bi ne l'islam ak terrorisme ça n'a rien à voir tey ji lan moo war a nekk taxawaayu jullit yi. waaw loolu moom ñëpp ci war a jàpp moom rawatina les imams parce que wan leen ni islam kat wax dëgg yàlla avec des exemples à l'appui gis yonent bi alayhi salaam ni mu nekkee woon Makka ni mu daan prêcher le prophète alayhi salaam a
toujours prêché par la non-violence. Par des exemples à l'appui. dafa daan def ay mais dafa daan wane ay jikkoom yu sell yu baax. nit ñi di ko ci roy pour dugg ci diine. mais pas jël ay armes di song ay jàmbur parce que te islam sax boo xoolee en fait c'est une religion boo xam ne qu'on adopte par conviction. kenn du ci forcer nit pour mu ciy dugg yàlla ne la ikraha fi diin. kenn du forcer nit pour mu dugg ci diine. parce que diine question de pas-pas la. conviction. il faut nga toog mu doy la. nga bëgg ko nga dugg. mais kenn du forcer nit jël ay armes di ko song naan da ngay dugg ci diine loolu sax yëfu dof la. li nga xamante ni tamit mooy am na ay imaam yu bari yoo xamante ni fi ñu toll nii ñu ngi ci kaso bi. ci wàllum terrorisme loo ci wax. fii ci Sénégal loolu moom man du ma ci dugg sax du ma gis sore. de toute façon yoolu moom wàllu état la du ma ci dugg mais de toute façon man li may wax daal mooy. ñun quand même nous sommes des régulateurs de société. ñun imaam yi. ba tax na suñu ay minbar su bu ñu fa taxawee di xutba daal nañuy xutba ci doomu aadama yi lu leen mën a yee ci seen diine. lu leen mën a wattandikul fitna. bañ aussi di man je suis contre en fait ces discours yoo xam ni incendiaires. intolérantes. parce que aussi l'islam par essence c'est une religion de tolérance. De tolérance, de oui paix. donc fondement yooyu dañ ko war di bàyyi xel aussi à travers nos sermons aussi c'est très important. marabout et religion. oui marabout yi dugg ci religion bi wala di bunge ñi nga xamante ni ñooy les politiques lan nga ciy wax. waaw man sama position wala àndul ak l'islam. sama position man mooy. en fait le marabout. wala le guide religieux ku mu mën a doon wala l'imam. man pour man en fait c'est un citoyen. am na droit militer dans un parti politique. am na droit accomplir ses devoirs dem voter ji. mais quant à nag s'immiscer dans la vie politique jusqu'à donner des consignes. man foofu man je suis contre. waaw amul mën nga dugg ci politique. mais mu neutre. parce que pour nga mën a garder sa crédibilité ak sa honorabilité man je crois que il faut se mettre à l'écart du jeu politique. n'empêche nag tu es un citoyen. am nga parti boo bokk. di nga voté ji mais mu nekk en toute discrétion. en toute discrétion loolu mooy sama philosophie. mooy sa philosophie effectivement. violence politique bi. gis nga li am ci législative yi. ñu ngi jëm ci présidentielle yi. ba léegi fitna gi mi ngi taxaw. violence bi man je vois que vraiment dama koy condamner sur toutes ses formes. parce que nous sommes d'abord des Sénégalais. nous sommes suñu dëkk bi ñoo ko moom. te violence wax dëgg yàlla lu jar moytu la. tey ku xool li xew dans les autres pays violence bi fay am loolu rek exemple la Sénégal moom suñu culture. mooy dëkku jàmm la ñu xam. xamuñu violence ba tax na aussi man damay woo classe politique bi tout entière. moo xam opposition la moo xam gouvernement pour ñu fexe vraiment jàmmoo. bannir li nga xam ne mooy violence bi parce que du ñu jëmee fenn. violence physique verbale yëpp ñu teg ko fale. ñu jéem a fexe xool l'intérêt du pays. nu bañ a sóoraale suñu intérêt crypto personnel. loolu daal laa leen di ñaan. rawatina ci présidentielle bi ñu jëm. nañu fexe jàmmoo. woo aussi nguur gi aussi à une large concertation woo ñëpp ñu toog waxtaan parce que dañuy wax toujours naan. la concertation vaut mieux que la confrontation. donc dialogue dafa am solo. gis nga même ci biir kër sax bu lëjee. borom kër gi pour nga régler ko mais il faut nga woo ñëpp ñu toog. ñu toog ku ne wax. ku nekk wax lu ne sa xol. ñu jéem trouver solution réew tamit comme kër la rek je crois que loolu laay ñaan nguur gi ñaan ko chef de l'État mu woo ñëpp ñu mën a toog waxtaan benn parce que aussi mënuñu nekk éternellement ci wàllu politique. Sénégal moom dafa nekk réew moo xam ne boo xoolee éternellement suñu actualité yëpp. c'est politique. day mel na bu ñu toogee sax actualité politique amul sax boo xam nit ñi sax duñu sawar. dafay mel ni kenn du sawar. ba loolu sax day les politiciens xam nañ ko ba fokk nu jóg benn semaine rek kenn glisser benn mot. pour peut-être actualité am kumbaat tuuti. donc wax dëgg Sénégal réewu jàmm la. te ñu fi dëkk ñëpp wax dëgg yàlla ku ci nekk nitu jàmm nga. donc culture boobu nañu fexe nu def ko suñu biir nu fexe jàmmoo mën a waxtaan xam ni réew mi ñoo ko bokk. Sénégal ñu ñëpp na ko bokk. ñu fexe wattandiku kaddu yu ñaaw yi. parce que koo xas yaa ngi xas sa mbokk. tey boo gisee même à travers les cérémonies da ngay dem tey nga gis koo xam ne xëy na yaa ngi ko doon ŋàññi démb gis ko ci xew mu nekk sa mbokk mais looy wax Sénégal rëyul donc ba tax na par conséquent dañu war moytu yenn façon kaddu yi. yenn façon kaddu yi dañ ko war wattandiku. waaw jërëjëf Imam Makhtar Ndiaye waxtu bi dab na ñuy bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw maa ngi tàggu ñëpp di ñaanal yàlla rajo Rewmi FM yal na yàlla def ci barke. amiin di la ñaanal yow tam soxna Ndeye Coumba ci question yu pertinentes yi nga xam ne yaa ngi ma ko doon laaj. muy ay question yoo xam ne d'actualité la. vraiment dina ñaanal émission bi tam yal na yàlla defal la ci tawfiq. yàlla defal la ci réussite. ñaanal ñi nekk ci rajo bi yëpp. ñaan jàmm tam yal na yàlla def jàmm ci réew mi. def ko tam ci àdduna bi yëpp parce que violence bi bari na. bu dul Sénégal sax bari na donc ñu ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan. xam ne moom mooy ki mën yal na yàlla def jàmm ci àdduna bi yëpp
yàlla defal nu tabaski bu am solo. ñi ci amul xar ñëpp yal na yàlla yombal lépp. ku ci nekk daal wax dëgg yàlla am ci lu am solo. kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax imam Moukhtar Ndiaye nekk foofulee ca mosquée bu Liberté 6 ñu koy jaajëfal ci tontu yi leer yi nga xamante ni andi na ko macha allah ñuy am yaakaar ni tamit auditeurs yi kontaan nañ ci di leen jaajëfal bu baax yéen auditeurs yi nga xamante ni samedi bu jot 10h jàpp 11h yéenay ànd ak ñun Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a am tamit émission bi ci www.rewmi.com www.rewmi.com jaa ngeen jëf.